encore ba direct bi ñëwul. Amis téléspectateurs de Sénégal 7 TV bonsoir salaamaaleykum am mbégte ak contentement comme niñ koy defee samedi bu nekk 19h 20h seen émission côté café avant dara nag dañuy xaw a jéggalu tuuti rek ci retard bi ñu am ak actuellement dëkk bi dafa xaw a yëngu on est tous stressés ñun ñëpp dañoo ragal ñun ñëpp dañoo tiit mais it du ma commencé sama émission te sama xel di dem ci ñi nga xamante ni si ñoom la caabi féete ginnaaw di leen ñaanal suñu borom génne leen foofu ba leen fa dugaloon di leen fa delluwaat ñi tëdd ci lalu hôpital yi tamit suñu borom fëgg seen bopp bañ dellu ci njaboot bi mais di ñaan jàmm saa su ne suñu réew tey dañoo nekk ci réew moo xam ne réew diine la réew l'islam la boo demee rek ba xamante ne da ngay jéem a tourner jàkkaarloo ki nga xamante ni si mooy borom bët bu rëy bi liñ naan jëye au contrôle nga ñaan ko mu saafaral ñu lii nii yàlla musul ñu ci balaa musul ñu ci feebar musul ñu ci dee bu ñaaw dee bu métti alors waxtu bi jotati na côté café la actualité la buzz la tendance la waxtaan la saa su ne rek dama ciy ànd ak Père Mayma Ngoné ak Aïcha d'habitude da ngeen daan gis ñuy am invité mais nag saa su ne rek nee naa leen ñun dañuy fexe di leen jege te li ngeen bëgg lañ leen di defal ba tax na pour quelque temps dañuy def émission boo xam ne ça sera purement thématique dañu koy waxtaanee samedi bu nekk jàkkaarloo Père def confrontation entre Père Mayma Ngoné ak Aïcha def benn conflit de génération mu ngi noonu lay demee saa su ne côté café la mbégte la ak contentement saa su ne Aïcha nuyu naa la. Thiam Babel maa ngi lay fay. mbaa yaa ngi si jàmm. waaw alhamdulilah xam nga réew mi instant yi dafa yëngu ñu ñëpp a tiit. réew bee caxasoo. waaw tiitee naa nu ne yëngatu. tiitee naa nu ne di fa jaaree rek di leen nuyu di leen wax bonsoir et bienvenue dans votre émission CC côté café lañ wax nii lay demee tous les samedis de 19h à 20h. man nag à chaque fois dama leen di andil buzz de la semaine ñu daal di koy waxtaanee buzz bi nag xam naa ne temps yi moom dafa rëmbajoo moom li ñu naan rëmbajoo. temps yi buzz bi dafa rëmbajoo damay andi buzz mais li ma ci wax waxew ma ci ak fit waxew ma ci ak dal. instant yi nii boo bëggee léegi dafa. père mi sax sànq mu ma naan dafa tiit instant yi nii. ñëpp a tiit jugoo sama xarit bi jugoo. noonu la demee kon su baaxee rek xam naa dañuy dem. bu si kanamee ñu daal di gën a xuus si waxtaan bi yaatal ko. voilà mi ngi noonu moom mooy Aïcha moom moo yor buzz de la semaine lépp luy buzz rek moo koy indi nee naa leen moom mooy borom fit bi waaye borom fit bi moom bu demee ba ne dafa tiit ñun ñi nga xamante ne si ñun dañuy toog présenté rek xamatuma ci lu bëri. doom mbër daanu na. mbër yi daanu nañ fa. maa la wax lii métti na de ku doon jaay garaaw te yaa ngi ne nii jamono ji bàkk yonent li naan jël au contrôle mais saa su ne rek man su ma koy dëggal damay kontaan saa su ne rek moom bu waree dugg nuyoo damay kontaan ñu koy wax Père Mayma Ngoné alors sama papa la sama xarit la sama conseiller la xaritu ñëpp. papa nuyu naa la. jërëjëf Mita jërëjëf mbokki Sénégal jërëjëf mbokki internetu Sénégal 7 yi. jërëjëf Aïcha jërëjëf abonné yëpp yi nga xam ne tey fi mu toll ñoom ñëpp. connecté wu tey jëmale nag seen i mbir ci Sénégal 7 ndax foofu na ne amee li nu bëgg ci émission boobu ñuy wax côté café. ñu seex ko ak gune yi mu lëmbee réew mi ndax ñu ngi ci forêt ay kàddu yoo xam ne di ci am ay actualité yoo xam ne di ci déggee loo xam ne fii dong na nga ko mën a déggee mënuñu koo déggee feneen. exactement maa ngi leen di ñaanal leen gërëm bu baax leen sax di ñaan jàmm ci réew mi di ko ñaanal kër gi di ko ñaanal waa kër gi waaye di ko ñaanal sëriñ si fi ne sëñ Mountakha Bassirou Fatoumata Mama di ko ñaanal sëñ Babacar Sy Mansour Bal Oumi di ko ñaanal waa Akhlu Niassène waa Akhlu Layène ñëpp xaal pulaar yi waa Daaka ñëpp maa ngi leen koy ñaanal waaye di ko ñaanal tamit waa ki seen Cheikh Jëmb Fall suñu borom guddal fanam di ko ñaanal ñëpp allahumma amiin di ko ñaanal nag sang bu tedd ba Cheikh Mouhamadou Abid Mbacke ibnu sëñ Abdoulaye borom dër bi rakki Serigne Cheikh Mbacke le lion de Darou Rahman nga xam ne àllarba bi nu génn moom la woon màggalu Darou Rahman maa ngi koy ñaanal bu baax di leen wax ne nag jeex na ñu ngi soobu ci waxtaan wi di naan jàmm ci yëngu-yëngu bi nga xam ne moom moo am ci réew mi très intéressant yëngu-yëngu bi nga xam ne moom moo am ci àdduna yëngu-yëngu bi nga xam ne moo lëmbee réew mi àdduna bi yëpp sax man de dafa mel ne la ma doon wax démb ak bërki démb di jóg di taxaw di yuuxu ñu may song naan ma xaw ma ñu ngi ci xaw ma ñaata siècle la woon démb jeex na la woon démb jeex na la woon démb de lii ci la woon jaaxle daw jël see loxo tàllal ko borom bi subhaanahu wa taala ñaan ko démb loolu la woon ndax di ngeen ci nangoo jublu tey wala du ngeen ci nangoo jublu démb jaaxle dem seeti kilifa ñu daw dugg xalwa juboo ak seen borom lool di ñaan ba balaa ba teggeeku
ndax loolu tey nangu ngeen cee kii wala loolu bokkul. yéen a ngi ci ban siècle lan moo tax ngeen nangu ko tey te loolu démb la. loolu démb la amoon. dëgg la. nanguwu leen démb tey. ngeen dem a dem ba mu ne këtt ne jonn xamuñu lu xew yàlla rek moom moo xam. nee na rek xam. ndaxte léeg-léeg di nga gis koo xam ne dina defee maa tey. bëri na fi papa. kilifa mënu ci dara ab sëriñ mënu ci dara jàkka mënu ci dara dara mënu ci dara. waaw ndax su neexee sunu borom moom it du defee maa tey te kenn du ca mën dara. mais père loolu dana yéeme de. papa parce que situation bi bu doon dañ ne c'est le Sénégal seulement qui est touché ñu mën a wax mais c'est le monde tout entier. foo ko xalaatul sax ñoom ils sont touchés papa. parce que monde bi yëpp la daj fu ne. soo fa dëggee sa tànk di nga gis ñu def lu neexul sunu borom. dëgg la ak mbon ma nga ba màkka. dëgg bu wér. waaw waaye am na ñoo xam ne duñ ca bokk mukk ci këru àdduna. doo leen ca fekk mukk. Sëñ Tuubaa Cheikh Abdoulaye nee na xoolal lépp gisal lépp xamal lépp waaye bu ca bokk. ndax day bañ ñu nax la moo tax mu bëgg nga xam lépp. effectivement waaye nee na bu ca bokk. mu nekk ay point yu am solo papa man moom saa su ne rek ni ma koy waxee nee naa la man heure boo waxee ba daaneel rek dama naan gongo. mais heure bu permet ma góone waxee ba daaneel rek internet yi nga xam ne moom ñoo safoo Sénégal 7 TV mais ñoom ñoo safoo li nga xam ne moo ci njëkk muy côté café samedi bu nekk rek ñuy def actualité tendance saa su ne rek sunu pap bu waxee pay da nga naan gongo. mais sam pap bu daanelee man lenn rek laay wax mooy damay ñaan jàmm parce que jàmm ci la lépp xaj. comme dañuy ñaan jàmm saa su ne. ak nu mu fa de wax mënta demee alors wax ci bi nag commencé tina côté café la actualité buzz tendance waxtaan mais saa su ne dañuy am thème alors saa su ne dañuy indi thème boo xam ne dañ ciy waxtaan et dañuy fexe def de telle sorte que dañuy xaw a jege actualité dañuy xaw a jege li nga xam ne moom moo nekk di daw au niveau de notre pays mais aussi mu nekk dans le cadre international papa saa su ne nag ñuy indil thème tey ci lan la ñuy waxtaanee. waaw ci li nga xam ne dugg na ndax tey fi mu ne fi nu tollu tembe mucc moom yàlla dong moom moo xam. mais nag fagaru. dëgg la fi sës yàlla nag moo xam. mais fi mu ne fagaru mooy lépp loo xam ne yaakaar nañ ne su fekkente ne dugg nañ ca. lii mën na noo jëlalu wala mën na noo jël wala mën nga caa mucc loolu ca boppam mu fekk la ca. ci li nu digle. lépp loo xam ne yaakaar nga ne bokk na ci li koy sabab ak li koy indi ñaare nga daw loola. tey ñaan sa borom di ko tàllal loxo. nga mucc ci li nga xam ne lu wàcc la loo xam ne kenn xamut lan la mucc rek lépp nag mi ngi ci alxuraan ñaan yëpp mi ngi ci xaside yi mi ngi ci alxuraan soo demee ci téere maam Seydi Hadji Malick yi soo demee ci xaside yi Sëñ Tuubaa Cheikh Ahmadou Khadim yi lépp ay ñaan ak tuub ak jéggulu mi ngi fi waaye réew mi ñeme nañu kilifa de trop sax léeg-léeg nga gis ko toog ba saa gi kilifa afisul alxuraan nga mën a yëkkati ak kàddu daal di koy tey ci kaw. teg ko ci kaw kilifa c'est grave ci kaw kilifa. ñi nga xam ne c'est des représentants de Dieu sur terre. les prototypes de Dieu sur terre. ñu leen di affronter ak di leen attaquer. bëri na fi di dal seen kaw. c'est de l'indiscipline. ngay dem bay gis ñoo xam ne doon yi taxaw nëbbatuñu làqatuñu defatuñu dara gite ngaas. ñu ne ay jigéen nañu ñooy. ñaari jigéen doon lëkkaloo. wala nga ne ñu ne ñaari góor ñi ngay lëkkaloo. salaamun xawlan min rabbi. sunu borom meroon na fi ay jamono. dafa dem a dem ba jël suuf ëlbati ko. waaw su boobaa su boobaa du bàyyi kenn. ku war a dem di nga dem. su paree nag lay trier ay nitam. lay trier ay nitam di tànn ay ñoñam di tànn ay ñoñam. père loolu yéeme na. ña ca des mu soog koo diggaale ak ñoom. waaye moom yàlla nañu yàlla musal ci merum yàlla. allahumma yàlla nañu yàlla musal ci merum yàlla. allahumma sang bu tedd bi def ci lu rëy. yàlla na fi yëkkati alal joo xam ne. daal ne tàmbale leen ci. te moom ab sëriñ la. dëgg la moom ab sëriñ la moom yorul kees. dëgg la yorul kees. yorul ay banque yorul ay dara. li ñu koy jox rek addiya ak li muy liggéeyal Sëñ Tuubaa ca loola la jël daan ne
nanu tàmbalee ci li muy ndimbal yàlla na fi yàgg te ànd ko wér ci barke borom Tuubaa seen Muntaxa Basiru Faatuma du Mama ak sëriñ sépp nag yàlla nañ fi yàgg parce que ku nekk rek yaa ngi jéem daw rek daal di génne rek yëkkati rek làmb jibaam rek daal di génne daal ne am lii man maa ko joxe ci loo xam ne nañ ci tàmbali maanaam ci lépp loo xam ne yaakaar nañ ne mën na koo ñàkk wala mën na koo aar effectivement jërëjëf sëriñ Muntaxa Basiru jërëjëf mais ñu bëri sax ñu ngi fexe di jàpp ci li nga xam ne moom mooy coronavirus parce que bu ñu nee coronavirus rek dafa nekk virus boo xam ne épargné wul kenn bàyyiwul kenn du mag du ndaw du ki am du ku amul du ki loxo jot ci ginnaawam ku nekk rek te exposé nga am en contact ci virus bi te dafa nekk virus boo xam ne yow mënoo ko gis te virus bi dafay dund ay heures donc fokk nit yi ñu def ko et ça se transmet par voie respiratoire Aïcha waaye loolu lañ jot a wax en plus nee nañ dina durer si yow 14 jours balaa moo. balaa mu lay gën a sonal yenn sonal balaa nga koy xam. non dina def 14 jours si yow balaa nga koy xam affaire yi daal père Mita boo leen bëggee dégg dëgg yéeme na lool. te instant yi nii gisaguñu loo xam ne war na mën a faj maladie bi rapidement. père li ci gën a garaaw mooy ñun Sénégal dañoo war a ñaan ñu mucc si. parce que bu cas yi gënee yokk. père yan hôpitaux la yan hôpitaux la ñuy dugal maladie pour faj leen c'est un problème waaw doom dëgg la doonoo war a ñaan sunu borom yemale ko fi doonoo war a ñaan borom bi subhanahu wa taala mu far ko fi jëlee ko fi mu jeex yàlla bu mu multiplier wu cas yi yàlla na fi yem ci barke ndax boo xoolee paraît que ministre de la santé nee na bu cas yi yeggee 100 dina nekk problème parce que tey jii hôpitaux bi nga xam ne moom mooy faj mooy traité maladie bi pour jël patient yi mënul jël 100 personnes donc père ñu ñaan rek affaire yi moom dina yéeme trop mais xam nga papa ñun sax ñun peut-être on est ñu ñaan te jégalu c'est très important jéggalu ci la demita jéggalu borom bi subhanahu wa taala jéggalu tàllal ko suñuy loxo kilifa yi dugg xalwa dëgg la démb ak bërki démb ñoom day jaaxle wunu woon boobu riirunu woon wut si leen waaye fi nu toll tembe koo gis mi ngi naan nanu ñaan ci sëriñ si nan tàllal loxo nanu dugg xalwa moonte démb ak bërki démb loo wax nu dal ci kaw daara te père gëm naa ni suñu borom suñ ko jéggaloo war nañoo mën a jéggal ndax moom ci boppam nee na nañ ko baalu mu jéggal waaw c'est très important papa li ñu nekk di wax nii yëpp c'est très important parce que man damay xool saa su ne rek parce que nee nañ nit à chaque fois rek booy avancer da ngay jéem parfois nga gëstu xool yi nekk sa ginnaaw boo leen mënee jàpp seen loxo xëcc leen ñu ñëw nga jàppaleen mais man damay xalaat plus ñi nga xam ne ñoom ñooy les personnes de la rue papa maanaam taalibe yi ñi nga xamante ni si ci mbedd bi la ñuy fanaan parce que même ñun bu dee on est au courant de cette maladie xam nañ lan mooy coronavirus mais xam nañ matuwaay ñuy jël ci coronavirus nee nañ si toutefois nga génn ba dugg sa kër da ngay raxas sa loxo da ngay def masque booy génn loolu ñëpp xam nañ ko ki laay jël su ma jëlee kii nii laay def voilà nii laay def nii daal di ëlbati ko fi mu ne damay fagaru yàlla nag moo xam nii laay def très bien léegi damay fagaru voilà saa su ne su ma génnee ci ngelaw li exactement su ma wolee ba ngelaw li wal ba ma dugg sama biir kër nga raxas ko daw naa jël def li nga xam ne moom lañ digle mais papa bàyyi nag sama bopp ak yàlla exact mais papa damaa nekkoon ci benn point technique ñi yoruma ab oto su ma dee ñëw tata laay dugg il faut ma jaar ci mbedd mi tata laay jël 44 bi laay jël ba fii papa xawal jege sa micro bi tuuti rek parce que waa Régis nee nañ xaw ñu la dégg bu baax loolu la yàlla rek laay ñaan ak yonent bi ak borom Tuubaa yàlla laay ñaan ak yonent bi ak sëñ Tuubaa dëgg la ñoo jara ñaan sax waaw ak di fagaru voilà donc papa damaa nekkoon sànq nii rek ci point bu xaw a am solo mooy ñun ñi nga xam ne am nañ dëkkuwaay am nañ kër gu ñu dugg bu ñu génnee ci mbedd bi liggéey ba ñëw dinañ mën a dugg am fu ñu tëdd nelaw mais am na ñoo xam ne papa amuñu ko te si toutefois nga génn ba duggee sa kër tu te sens en sécurité maanaam boo ñëwee raxas sa loxo ak comme li nga def léegi li nga raxasoo ko bëri na ay produits nag ku nekk rek mën nga dem ci pharmacie bi la gën a jege nga jënd fa produit boo xam ne antibactériel la day faxas bépp microbe bu nekk sa loxo ñun peut-être am na lu ñu jëndee antibactériel pour raxas suñuy loxo mais papa taalibe yi nga xam ne ñoom saa su ne ñu ngi ci mbedd bi tant que ne la ñuy doxee ci mbedd bi la ñuy lekkee xaalis bu nekk la mooy jaar seen loxo papa ñooñu ils sont plus exposés te taalibe yi est-ce que ñoom ils sont au courant de cette maladie yëguñu ko très bien yëguñu ko papa mais léegi
am yëguñu ko mais est-ce que am nañ ñoo xam ne ñu ngi dem envers les talibés pour di leen sensibiliser parce que le cas est grave. mais Mita am na ñi nga xam ne père dagguma la mais am na ñoo xam ne commencé nañ di aider talibé di rassembler ay talibé di xool seen wér-gu-yaram. super di leen toppatoo. am na ñu ko jot a commencé def. mais su ma sañoon état bi ñoom dinañ jug ci loolu. parce que xam naa ne ñun ñi mënuñu jël en charge talibé yépp mais état bi par contre peut-être moom am na doole bi nga xam ne war na jël en charge talibé yépp. pour teg leen ci yoon bu wóor. père mën nga dem. yëguñu ko. yëgaluñ ko seenu yaram. taalibe yooyu ngeen wax. nga dugg ci les personnes diminuées. Il y a des diminués yoo xam ne da ngay romb ci mbedd mi. romb ci tali bi romb ci mbalit mi romb ci marché yi. fekk leen nu tëdd. fépp papa fépp. seeni karaw sëq ba wàcc. nga xam ne gis naa ci ay nit yoo xam ne ku ne gis na ko ay vidéo yoo xam ne noonu jóg sol seenu dàll di leen wër di leen jàpp di leen wat seen bopp dem ba mel ne ab téeñ ñooñu nag fu ñu jëm ñiy fanaan ci marché yi fan nañu jëm ñiy lekk ci des yi fan nañu jëm su dee loolu la bilaay papa ñi nga xam ne amuñu fu nu fanaan fu ñu jëm ñiy tëdd ci gaaraas yi fu ñu jëm ñi nga xam ne amuñu moyen pour taal cin sóor kilo wala ñaari kilo wala dem duggi marché lu dul ne ci passion yi nañuy lekkee wala suñ lekkee doon ko majal wala suñ lekkee doon ko yelwaanu sarax dañ ko ñooñu nag fu ñu jëm c'est la question qu'on se pose papa ñooñu fan nañu jëm ñuy fanaan ci trottoir yi ñi nga xam ne amuñu fu ñu tëdd te ñu ne ak cet ñooñu kon fan nañu jëm te ñooñu duñ leen génne dëkk bi duñ leen ramasser faw àlla kulli yàlla ñun ñoo dëkk ak ñoom. mais kon papa xam nga ne kon coronavirus bi buñ ci teelul jël ay matuwaay. li muy dina la sànq ci doomu aadama war na dina bëri trop papa. léegi ñu ne bëggatuñu benn rassemblement. waaw dañu. léegi président Macky Sall loolu la indi. d'accord mais président Macky ma laaj la tuuti. kon ñi nga xam ne amuñu njëgu taxi amuñu seen oto bopp. mënunoo jóg amuñu moto amuñu dara. te faw nu xëyee ci banlieue bi. dugg oto. ñëw liggéey ci Ndakaaru tey oto yooyu ñuy dugg ay car nan yoo xam ne yii dinañ def une cinquantaine. yii def une trentaine yii def une vingtaine. ñooñu kon lan moo ci sa xalaat président Macky. waaw xam naa kii di président Macky Sall boobu papa question yi nga ko posé nu ko dégg mais damay ñëw maa bëgg ñu jàppale Aïcha tuuti rek parce que li mu indi buzz de la semaine yëpp papa yaa ngi koy wax. boobu voilà damay jaaree foofu père daal di dugal buzz de la semaine. dugal buzz de la semaine benn parce que gis naa ni yaa ngi dugg ci buzz de la semaine bi. damay commencer damay dem fële ci Touba le khalife général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké moom nag débloqué na benn somme 200 millions sànq yaa ngi koy wax. 200 millions loolu nga def buzz de la semaine. voilà waaw moo ko def. mais xam nga papa Aïcha xam nga papa. xam papa li ma neex ci père mooy père yow lépp lu xew. da nga koy yëg en temps réel. il est informé surtout Sénégal 7 ngay dugg pour yëg information yi. déedéet Touba laa fanaan. ci fajar laa ñëw. waaw màggalu Daaru Rahman. père nag Touba laa. Touba de laa fanaan. papa yow kay papa esa yow. fa nga jógee wóorul nag. nga jógee wóorul de papa. fa nga jógee foofoo wóor maa ngi nii sëñ Touba laa yaakaar Touba laa jógee foofu moo wóor te su ma fi jógee. Touba nan may yóbbu fa nan may denc. Touba taalibe sëñ Touba Cheikh Ahmadou. père ñun ñëpp sëñ Touba lañ yaakaar taalibe Cheikh Abib laa ibnu sëñ Abdoulahi borom dër bi rakk Serigne Cheikh Mbacké. papa Touba laa jógee lan la papa ñun ñëpp xam nga sëñ Touba lañ yaakaar. moom lañ yaakaar moom lañ gëm. mais papa tamit père fa la feebar bi fa la feebar bi ne. feebar bi dafa maa ko wax dama nga ne. feebar bi. parce que am nañ ay cas am na ay cas yu détecté mais père heureusement ba tey joxantewuñu loxo sax. ba tey ku mu neex Touba laa jógee ku mu neex bul ma nuyu Touba laa jógee. del sama bopp bàyyi ko ak ragal naa buñ paree est-ce que ñu yóbbu en quarantaine ñun ñii man loolu laa ragal. di def it li nga xam ne moom nanu wax. moom mooy maanaam di fagaru. ndax ñoom ñëpp ñu ngi ak moom lii fa laa ko jëlee Touba laa ko jëlee. waaw lii mi ngi nii nu may def. nu may def. yaa ngi def lu wóor xaama kon ne bës bi ñu daal di xuus si loolu.
xam naa maa comme am nañ distance rek baax na comme ni ma ko doon waxee Serigne Mountakha Mbacké dafa daal di jox 200 millions état sénégalais pour faire face à la pandémie du coronavirus pour aider leen parce que gis na ni instant yi nii affaire yi dafa jéggi dayoo. moo waral mu daal di génne som bopp parce que gis nañu aussi ki nga xam ne moo andi feebar bi ci noir yi. Moodu la dafa daal di jóge Italie ñëw Touba moom nag moo daal di andi maladie bi wàllu ko ay mbokkam moo tax Serigne Mountakha daal di génne som boobu daal di koy jox état bi di ko wax comme ni nga wax rek ñu koy wax jërëjëf Mbacké Balla jërëjëf Mbacké Balla Aïssa ñu ngi lay wax jërëjëf bu baax père deuxième chose bi ma andi mooy Selbé Ndom moom nag dafa daal di def benn ITV nee na gëmul coronavirus parce que coronavirus benn sibiru la rek papa yaa ngi dégg loolu nee na moom nee na ngelaw bi fi jotoon am nee na loolu la gën a ragal ko coronavirus bi ngelaw bi jotoon am temps yële. moom ay mbiram. ak samay mbir. daa dëppoowul dafa dëppoowul ndax man daan nañ ko invité fële seen show. ak invité nañ ko. seen TV ba mu am fa sax aw ay. waaw digganteem ak Ahmed Khalifa Niass. loolu fàtte nañ ko jeex na. mais yàlla dafa def man jotewu ma ak moom dara. jotewu ma ak Selbé Ndom dara xamaluma ko dara man taalibe Sëñ Tuubaa Cheikh. mais li mu wax ànd nga ci xam moom à chaque fois. aw ma lu may ànd ak Selbé Ndom aw ma lu ma dul ànd ak Selbé Ndom. père nag da nga toog ci plateau bi pour wax. père nga toog ci plateau pour wax kon bu ñu àndee sujet da nga ci war a wax. dama ne amul lu may ànd ak Selbé Ndom amul lu may ñàkk a ànd ak Selbé Ndom gin naa ko ci barke borom Touba Mbacké yàlla mi ma tiim ak Sëñ Touba ak ñi ma xam na ne xam naa lu Selbé Ndom xamul waaw léegi waaw Selbé Ndom moom nee na xam naa lu mu xamul léegi barke borom Touba loolu yëpp dëgg la Selbé Ndom moom nee na père nee na lu ko neex na wax nee na gëmul feebar bi te dara du tax mu gëm ko léegi moom nee na feebar bi siburu la ba pare nee na ngelaw bi amoon moom la gën a ragal que coronavirus bi léegi yow looy wax ci loolu la fekk mu ne ngelaw bi amoon la gën a ragal que coronavirus bi yow ànd nga ci ak moom wala àndoo ci ak moom père man Selbé Ndom ak waxi Selbé Ndom aw ma lu ma cay defar aw ma lu ma cay yàq bokk na aw yoon jotewuñu dara yàqaluma reyaluma sama taaw jotewuma ak moom dara Selbé Ndom bokkunu man ak moom bokkunu aw yoon. léegi moom nee na Macky génne 99 nag pour saraxe ko. na dem ci Macky wax ko na ko Macky tontu ñoom ñaar ñoo séq réew mi man aw ma lu ma génnee 99 nag moom it xëy na moom mooy gis loolu. ñoom ñaar seen diggante la moom. Macky Sall léegi père moom bu génne woon benn sarax pour ñun sénégalais yi ñu daal di koy def di nga ko def. bu génne woon tey jii ku génne woon benn sarax non damay laajte ndax di nga ko def yaa ngi may accusé de. nga ne danga ne su génne woon benn sarax ñun sénégalais yi ne nanu ko génnee dinañ ko génnee. ndax yow di nga ko génne laa wax. man daal sama bopp laa xam. man du moom moo may defloo lenn wala moo may ñàkk defloo lenn. moom Selbé Ndom ëpp ma ab xam-xam. te soo demee nee ko góor gi nee na. ëpp loo ko ab xam-xam ma ne ko Père Mbaye Ngoné Fall nee na waaw ëppoo ko ab xam-xam moom. waaw loolu dinaa ko wax amul benn problème. ëpp ma xam-xam xam naa mu ngi ñuy déglu sax Selbé Père weddiwu ma ko ci lenn jotewu ma ak moom dara. waaye man Mbaye Ngoné Fall man. Selbé Ndom ëpp ma xam-xam. dëgg la barke borom Touba Mbacké. Mita yaa ko dégg noonu yaa ko déggee noonu. ñoo ko déggandoo rek man la sama ñuy wax bopp laa Aïcha. wax. Père a wax loolu. kon tey jii ku am dara loo xam ne bëgg nga ko xam rek mën nga dem jege Père. ci lan. Père newul daa am xam-xam Mita. waxuma la lool de bul ma sosal man laa ne ëpp ma xam-xam ëpp ma xam-xam c'est-à-dire man maa ne. amoo xam-xam. man maa wax loolu. non Père. Père Selbé Ndom xam nga moom nee na non dafa am internet yaa ngi lay déglu rek yaa ngi ñoom Internet waaw wax dema rek wax Papa, léegi damay laajte. non non Père non Ndom, bu négal de Père. non bul yàq bàyyi ko ak internet bi ma eggale Waaw. soo ko daggee loo ma laajate dinaa la ne xaw ma waaw dag ba noppi continuer daal nga ne man maa wax ñu ngi lay Père déglu. Aïcha Selbé Ndom moom dafa wan ni ñëpp que moom dafay gis dafa am xam-xam dégg nga léegi yow nee nga Selbé Ndom ëpp la xam-xam te moom déclaré ne dafa am xam-xam yow nee nga ëpp la xam-xam Mita ça veut dire que moom am na xam-xam loolu lay signifié di Père. ah loolu sa gis-gis la yaa ko waaw sama interprété gis-gis noonu la waaw léegi yow sama gis-gis loo ci wax. non sa gis-gis nu la neex nga gisee dama laa moom léegi man dama la bëgg a laaj Père ndax am nga xam-xam wala amoo xam-xam. Aïcha bàyyi sam pap bi ngay toog ba mu maag sës. sama diggante ak sama borom de li ma xam ci sama bopp sunu borom xamal ma ko ci sama bopp loolu doy na ma
waaw kon ba tey baax na waaw. Mita bàyyi ma waaw continuer avant ngay rek. xuus nag dafa am ku commentaire benn commentaire bu am solo. nee na sunu plateau bi daf ko bëgg papa. nee nga xam nga lu tax nee na à chaque fois dañuy yéete mais ci kaw yéete boobu dañuy waxtaan. yaa ngi comprendre te fay nee na plateau bi actuellement da ko soxla ndax coronavirus bi ñëpp la sonal ñëpp lay bëgg def loolu. mais moom depuis depuis bi émission bi commencé. mi ngi jàkkaarloog ñun di retaan. ndeysaan waaw. ndeysaan. kon voilà Sénégal Macha Allah. ko fi ah téye. fii la Sénégal set. Père damay continuer rek damay dem fële parce que le sous-préfet de Dakar Plateau Djibi Diallo moom nag dafa interdire lépp loo xam ne rassemblement la ba ci li nga xam ne mooy mariage baptême lépp loo xam ne day réunir ay nit rek moom daf ko daal di interdire. Bah, je pensais que même Macky Sall moom aussi dafa moom aussi dafa tëj école yi pour 3 semaines. Kii tamit rassemblement religieux yi nga xam ne mooy am daf ko bëgg a suspendre pour 1 mois. ba ñu régler cas yi. waaw xam naa day fagaru rek. day fagaru rek. léegi nag coow li day mooy fagaru. Kazu Rajab ndax dina am wala du am. waaw loolu day moom moo xam ak yàlla ak yonent bi ak seen Touba ginnaaw mooy njiitu réew mi moom ak yàlla ak yonent bi ak seen Touba seen Touba ngi fi. seen Touba ngi fi waaw. mais moom Kazu seen Rajab Touba la. ñoom maanaam suñu sañoon dañoo bëggoon Kazu Rajab bi buñ ko mënee aj ñu daal di koy aj ba li nga xam ne mooy maladie bi wàññeeku vu que cas yi foofu la ëppee fële ca Touba. waaw moom ñaan na pour sëriñ yi daal di waxtaan ak taalibe yi pour ñu éviter rassemblement ñu ngi ci waxtaan fi mu ne. instant yi nii instant yi Sëriñ si ziar waxagul. général bi nga xam ne moo waroon am suba annulé nañ ko loolu fan c'est la. vrai ci waaw ci waawan waaw waaye danga ne ñaan na pour sëriñ si waxtaan. pour waxtaan ak taalibe yi waaw pour fi mu ñu ne ni nga toog waxtaan ni nga waxtaan fi mu ne. pour non xam loolu leeru ma nag waaw damaa xamul su ma xamoon ndax. xam nga yow danga ma ne dangay dellu Touba Touba. waaw Touba laa dëkk di. non da ngay dem Kazu Rajab Touba laa dëkk. waaw dëgg la Touba Touba laa dëkk. maa ngi dëkk Touba maa ngi dëkk Darou Rahman ci sëñ Modou Abib li Mbacke. instant yi daal ñu ngi déglu sëriñ si waaw. fële ci Touba ñu Touba laa xool dëgg. lan mooy seen déclaration ndax màggal Kazu Rajab dina am wala du am waaw ñoom Karim sëñ Ndaw Touba. maa ngi lay nuyu de passage di la wax waaw. ni ñoom sëñ nuyul ma Touba. waa Touba soo demee Kazu Rajab incha allah ñoo ko sëñ Touba ñoo kii su fekkee nee nañu kii doonu ñaan sëriñ si waxtaan ak ñoom pour nu aj Kazu Rajab. waaw ñoo ko sëñ Touba ngi noonu waaw sëñ Touba nga Touba. waaw ma nga Touba. mu ngi Touba. Mita lii laa andi woon buzz de la semaine mais xam naa ni lii du doy ndax tey suñu sujet si lii la basé wu donc dañuy gën a xuus rek. waaw dañuy waxtaan mais ci kaw waxtaan dañuy jéem a yeetante mais ci kaw waxtaan comme ni ko internet boobu defee léegi nii nee na moom mu ngi dafa stressé wu mais depuis bi mu commencé si daan émission ba tey moom mu ngi kontaan mu ngi retaan loolu moo tax nag émission bi ajuñu ko ñu def ko comme actuellement dañoo aj lépp léegi kenn xamul kañ la kenn xamul fan la kenn xamul naka la ah papa nañu jéem a dund rek nañu jéem a dund suñu dund Mita balaa ñuy ñëw si loolu gis nañ aussi que étudiants yi bi ñu leen annoncé que ni dañuy suspendre cours yi pour 3 semaines dañoo nekkoon di feete loolu père maanaam di feete yuuxu di yuuxu kontaan dañoo ci li kontaan tëj. maanaam waaw léegi feete ga. feete nañ waaw négal waaw. doon jubilé nga dañ ne. doon voilà jubilé. dañu doon jubilé voilà papa léegi. li ñuy jubilé ndax njàng mi nu aj moom moo tax njàng mi nu aj moom moo tax wala feebar bi dugg moom moo tax su fekkente ne njàng mi nga xam ne dootu nu jàngi école. moom moo tax nu jóg di yëkkati seen loxo di jubilé. yooyu élève gërëm. waaw papa looloo am nag instant yi nii su fekkente ne bëgg a tourner cahier yi. nga xam ne épidémie ñëw nag épidémie ne veut pas dire laisser aller. je pense que tey doonoo war a ndaw dugg seeni biir néeg. tëju gën a génnewaat livre yi. Gën a daan ne on a réviser. largement le temps. c'est vrai di jël cours yi par communication. c'est vrai muy ñëw ñuy gën a améliorer seen performance. di gën a jàng. kon fi mu ne la tax ñuy jubilé mooy tey am nañu largement le temps. su la neexee fekkee nu vidéo vaguer. bi disponible na sax su la Jules na ko neexee nu dugal dem kii ab ba plage. su la neexee nu dem boîte. jàngeetunu te du am dara lu leen mën a reprocher. surtout les paresseux les médiocres les nullards. yi nga xam ne tey actuellement comme aj nañu école tey aj nañu cours yi am seew nañ koy def. ndax c'est des médiocres. juumoo papa c'est des paresseux. juumoo daaw na am note yu baax. ñooñu lan moo leen gënal dem di vadrouiller ça et là un peu partout. dem di def le mauvais garçon. fille comme garçon
ndax am na fii yu am na fii yuy jubilé comme am na garçon yuy jubilé ñoon day am ñuy dem loolu naqari na ma torop damaa yaakaaru ne doonuy jooy tey daal ne retrouvaille bi épidémie bi yàlla na suñu borom def mu gaaw jóge fii yàlla na suñu borom def lii mu yem fii loolu laa yaakaaroon ne moom na ñuy daw ku nekk di mer naan oh sunu cours yi eggul leçon tel eggul ñiy def maths ñiy def PC ñi nekk fac science histo géo ñëpp ku ci nekk tey la nga waroon a xam te jotagoo ko xam te nga tollu woon fa ngay mer ndax li mu duggul soo demee di ko jéem a jël à distance effectivement père dafa am benn message bu ma jot léegi yaa ngi tudd boîte de xale yi dañuy préférer dem boîte ko toog di jàng am na ñu ki ma message nee na lan moo tax instant yi nii ñuy wax ci rassemblement religieux yi basé wu kese te waxuñu ci boîte de nuit lañ leen fermer boîte de nuit dañ leen war a fermer lu père instant yi nii loolu la ma kooku laaj pour ma laaj la ko yow waaw man nag doom xam nga ne yilifuma réew mi citoyen laa fi ay père boo yilifoon réew mi duma politique kon ñëpp nii la ñuy def mënuma politique ndax duma fen politique ñun topp sa ginnaaw ndaxte ki nga xam ne tey moo fi nekk jëwriñu ministre yi muy Mohamed Boun Abdallah Dionne nee naa la ñoo bokk def CM1 ba def CM2 man ak moom ci Pikine ñemewu maa toog ci ab télé di fen loolu Baye Ibra Dionne ñu koy wax le commissaire Dionne moom mooy baayam ngay maa jigéen moom mooy maamam saa yu nu ma saa na génn école seen kër nan daa nekk ci commissariat man Massata Sène Momar Diop Abdoulaye Mbaye ñu ñëpp biir police nan daan foowee ndeysaan waaye man mënuma politique duma politique ku nekk ak li nga mën sax mënuma ko ku nekk ak li nga aaye man lii nga xam ne démb ak bërki démb moom Mohamed Boun Abdallah xam na sama situation xam na ndax milaar laa woon ak xam na lan moo tax percé wu ma ndax xam na sama famille xam na baax ñi dëkk Pikine ñoom Massat Sène Bamba Diop Momar Diop yéen ñëpp xam ngeen na mu demee woon xam ngeen ne je m'occupais de mon père mais ñoom Mohamed gënuñu ma woon brillant père mën nga toon ci question boobu noonu waaw muy kii lan moo tax tëjunu baal lan moo tax ñu ñu tout le temps depuis gis nañu depuis lors dañoo wax ji dañ ko basé aussi rassemblement religieux yi kese naan dañoo war a arrêté lii dañoo war a arrêté lii alors que boîte yaa ngi ubbi nit yaa ngi tëgg ci boîte yaa ngi am soirée te kenn waxul ni nañ ko tëj mais papa balaa ngay tontu rek Aïcha xam nga man moom bu ñuy def direct sax damay jàkkaarloog sama téléphone pour di mën a jàkkaarloog internet yi mais am na ku tudd Mamadou Mbaye moom nee na Europe dañoo tëj discothèque yëpp nee na peut-être Sénégal la am mais Mamadou Mbaye nee na moom depuis Europe discothèque yëpp la ñu tëj papa waaw du rassemblement nanu wax rassemblement fu ñuy dajee donc ñu def ñaan tamit bu ñuy fàtte bu ñuy julli individuel léegi bu ñuy julli individuel maanaam tey jii nii tey jii le problème waaye ñibbi déggoo li ñuy wax avec ça ñi dañuy jàng pour nekk ay président pour nekk ay ñibbi mën naa ko yàlla xam na ni Sénégal lu fa dox ñu def ko lim laa ko noroon def Sénégal la mën a dox daa mel 3 semaines lañ wax de kon kay feet la rek maanaam feet da jël rek waaye ñun suñu examen yi bu waay mais sama soñoon nga def examen waaye ñibbi papa mi ngi noonu vidéo bi nga doon laajte sànq mooy étudiants yi nga xam ne ñoom dañ leen jox fête pour 3 semaines amuñu lu ñuy def du taxaw di jubilé mi ngi noonu papa mi ngi noonu papa pauvre étudiant waaw ma ne ñii ñooy aspirer ëllëg nekk ay PM ay premier ministre moo ma jaaxal ñii ñooy aspirer ëllëg nekk ay médecin te nga xam ne médecine 7 ans man wax de carrière nga soog a def sa thèse médecine du jeex mukk ci këru àdduna te toujours da ngay jàngi ñii ñooy dem fan na ñuy dem gune yi nañuy dajee li gune yi jigéen ñi ñoom ñoo ñuy dajee li am na ci aw jigéen ñuy jubilé gis naa leen am na ay jigéen ñu naan ñibbi léegi suñ demee kaye ya tëj nañ ko jeex na ci këru àdduna dootuñu ko yër
xamuñu wànnent nu muy mujjee ak i bëtam yàlla na fi feebar bi yem ba ñoom ñu delluwaat dem jàngi waaye damay laaj ndax ñii ñooy aspirer ëllëg nekk président de la république te pourtant ay président ngi ci ñoom waaw ba président Macky président Abdou Diouf mës naa toll fii effectivement mës naa nekk gone mës naa toll fii am na benn élève bu publier sax nee na waruñu woon tëj école yi parce que daf koy yàqal dootul mën a gisati copain dootul mën a gis copain ba élève bi jigéen la élève bu jigéen ndeysaan mu ne waruñu woon tëj école yi ndax dootul am opportunité pour gis copain waaw di gis ki yow waaw père lii loo ci wax lii waaw dama laa wax dama ne ay misaal yu sunu borom joxe yoo xam ne fi nu toll tembe da nga koy gis c'est vrai yoo xam ne c'est vrai yow nee naa la bu njëkk ba ay at juróomi at nit dina ko dee su nit jaaree di ko tàgge ji nit ñi doon fëgg seen gémmiñ ne àddinaa ngi tukki juróomi at ba juróomi at 5 ans ba 5 ans tey ñu dem ba nga xam ne dee gi ni mu takkarnaase nga xam ne moom moo causé li tax ñu tëj école bi kooku xalaatul dee xalaatul ndax dina mucc ci épidémie bi walla jéemu ta taxaw ubbu di ñaan balaa bi sunu borom fanq ko mu bañ caa bokk jéemu ko nee na nu muy def bëgg si ab ba copain bu góor te xam naa soo demee ndeysaan dina ñuy lëkkaloo walla yaakaaroon ne dina ñuy lëkkaloo papa nag lii dañ ci toll dina ñuy lëkkaloo te Algérie amul loolu daal papa dina ci toll nga xool nag ñooñu nga xam ne sunu borom a ngi jàkkaarloo ak ñoom ñuy defee maa tey di jëfee maa tey moom laa la laaj te tontu woo ma ci ndax sunu borom nit su ko neexee du jëfee ne man maa tey te kenn mënu ci dara loolu moom père kenn waxatu ko suñu borom moom nee na sama copain dootuma ko gis école warutoon a tëj parce que c'est grave yow école xalaatoo ci jàng xalaatoo ci jàng diplôme yi ngay am maanaam lieu de rencontre bi nga war a gis pour di daje ak sa copain mais élèves yi léegi noonu la vu que seen parents yi peut-être dañ leen di fiire wala dañ leen di tere génn ñoom ci jàng bi la ñuy profitoo pour mën a gis seen copain foofu nag photo mita foofu photo parents yi la parce que sa doom war nga ko mën a may kanam ba ku ko bëgg seet parce que bu njëkk ba kuy seet sa doom day ñëw ba sa biir kër seet ko donc waruñu tere xale jigéen yi pour seen copain di leen ñëw seet parce que moo gën ñuy profitoo si jàng bi pour dem seeti seen copain parce que mënoo chaque jour nga topp sa doom ba école mënu nekk yow fi nga toll mais dadi nag papa yow Mita ak Aïcha seen diggante ak yàlla fii ngeen toll mën ngeen maa indil koo xam ne ku am njariñ ku leen mën a yor ku am seen avenir doon seen morom ngeen tolloo ay at mënu leen ko mënta am c'est impossible dama ne internet yaa ngi nii j'ai pas bien dafa bëgg a wax waaw yaa xam soo non, ko non, c'est parce que attends, non c'est parce que tu vas n'a faire pas sourd compris. oreille déglu li ma la wax dama ne âge bii nga am sooy lëkkaloo sa morom ngay lëkkaloo ndax doo lëkkaloo ak sa moromu papa am tey sooy am copain du doon sa moromu papa sa morom lay doon dama ne ak yii nga am fii nga toll ci âge bii nga toll ndax mën nga maa indil koo xam ne saw far la daf lay labat ngeen tolloo ni tolloo jamono mu baax li war a nekk ci moom mu yiw ma war a gis ci moom loo xam ne war naa mën a tax ma accepté ko ci sama kër muy ànd ak sama doom ba pare mu tolloo ak yow am at yi nga am ba pare am njariñ mais amul père amul génn góor goo maaseel fi mu ne mu am njariñ père am na amul góor goo maaseel mu am njariñ mën laa defal góor goo maaseel père am na barke borom Tuubaa Mbàkke amul père góor goo maaseel mu am njariñ am na daal di tekki fi mu ne amul papa dañuy def tànk rek di mais dañuy déglu woonte li ma wax kay ñi xam ne man waxuma ak yéen ñi laay waxal dañuy def tànk rek di déglu dina wax ak ñun seen morom mu am njariñ fi mu ne am na am na père ñaataat nga tubaab mën naa bañ a wax ñaataat laa am lu tax du wax ñaataat nga am kon Mais nag bul ma dafay wax laajati ñaataat loo ma la laaj ma kii damaa bëgg ñu xam ndax sa baay day fenam déet 23 ans laa am ñaar fukki at ak ñett gis nga ko ci réew mi koo xam ne fi mu ne mënal na boppam liggéey fi père jàng am fi na alxuraan papa wàcc père am na père ñaar am na fukki ñoo at ak xam ne ñett à l'âge amul. de 20 ans Amul. mën nañ Amul yor jabar déedéet. dans toute règle y a des mën na noo exceptions. yor jabar waxuma loolu mën nañ ko mais dama ne sa morom mu may libéré mën nañ ko yor kay Waaw. ndax jabar kay mën na laa yor Waaw. mën na sëy ak yow Waaw. mais mu am njariñ ñaar fukki at ak ñett nag am njëriñ financièrement ngay wax dama ne mu am njariñ mënal la li ñuy séentu ci nit mais nekk fi attends je comprends Papa, pas ndax am na. am njëriñ financièrement ou yow ma pas yaakaar nit ñi doonay jàng dañuy jàng
ba pare nga naan mais père du ñu nga koy ne jàng parents yi ñoom ñoo ko def ndaxte doon leen a war a bàyyi ñuy ànd ak seen i copains di non non loolu nga wax loolu nga wax dama parce ne que borom tubaab la dafa ne la faute aux parents ndax parents yi mën nañ leen a mën a may kanam ba seen i man dama ne waaw doolee ma déglu commentaire yi dama ne déglu commentaire yi seen parents yi war nañ leen bàyyi copains yi war leen nañ di seet waaw ñu ñëw ba seen waaw biir kër moo waaw gën ñuy gisante ci mbedd bi waaw mais li ma wax leer na mais wuy ma Papa. man kan laay autorisé mu dugg sama kër ci ñii nga ma woon léegi ñi ma écran bi woon léegi indi waatal ma ko mais père ñi ma indi waatal ma ko gone yii kan laa ciy mën a libéré papa indi waatal ma ko rek papa uy ma dañuy def ndànk rek papa ñu léegi ba waxtaan mu indiwaat ko ñii gune yi gisuma ci ku ñemee dugg sama kër papa dañuy def ndànk rek papa ñu waxtaan ñu mu naan déglu lan ko bàyyi mu dugg ci kër waaw papa doo ma déglu yow tamit gune bu tuuti gu toll nii amul la njariñ man mu romb ma sama buntu kër ma tëdd sans pliant xam nga di nafar wala may réviser père kon yow da nga matérialiste yow ci xaalis ngay xool kuy déedéet seet daf laa sa doom mënta yor bëgguma nduxum am ndax su ngeen demee ci biir xaw ma lu ngeen fay def xaw ma lu ngeen fay def sa copain la papa uy ma sa copain la su ngeen lëloo ba wéet xaw ma lu fay xaw mais père looloo dafa am parce que da dama ngay ne ci salon la ñuy ëppal toog saay-saay ab taalam ci salon la ñuy bon toog ak léegi yow man maa bëggut ñii di dugg sama kër waaw pour muy clair waaw man maa ko mais bëggut papa xam nga maa sax man bëggut papa ñii xam nga man fan laa la meree papa fu la neex parce que dans toute règle y a des exceptions waaw. papa voilà ci règle boo gis waaw. compter boo gis ci 1 la commencé waaw waaye léegi ci ma 1 bàyyi la boo ak gis- say morom ci kër non non taxawal non waaye non man Aïcha li mu wax je suis pas d'accord hein ça dépend de l'âge tuub école tëj na bale dina génn. ndax kilifa yi doon mais père man waxuma ñii ah déet yaa ne seen morom ndax mais père am na ñoo xam ne liggéey mais am na ñoo faram xam ne nekkuñu ay mu ne sa étudiants wax ne dootu gisante ak faram nu mu toll père kooku ki ko wax ak man du benn xale bi ko wax ak man du benn ah mais xale père la. man ñi nga xam ne autorisé naa leen pour ñu ñëw am na ñoo xam ne waaw. am nañ 22 ans waaw. mais ñoom pare nañ financièrement waaw. du ñu ay étudiants waaw. peut-être am na leneen lu ñuy de waaw, yëngu d'accord, waaw. du ñëpp ay ñoo xam ne étudiants suñu ñee doon taxi waaw am waaw na na ñëw waaw man kay loolu laa bëgg man foofu man laa kay li may waxee bañ mooy moo tax kuy man ñëw la di père nañ déet déglu woon li may bañ mooy kuy ñëw di jàdd ak kii mais day ñëw non takk na xale yi ñëw nga xam ne ay étudiants la na dañuy ñëw. jàng ñoom takkuñu dañuy wër di mais foofu. yow yaa wax ne lii am na ci koo xam ne nee na waaw élève bi ko wax ak man du benn waaw. élève bi nee na Aïcha moom xam nga fa tax man duma d'accord ak yow foofu Ah. parce que élève la élève la de man je ci suis élève pas la moom. d'accord avec cet Voilà. élève là je suis pas d'accord bu avec ne elle tuuti naan fi mu ne mënatuma jàngi ndax dootuma gis sama copain je suis pas loolu laay d'accord jooy. avec elle sama copain mais léegi Aïcha ne ba xëy na daat ne la faute aux parents ndax doon leen a war a jox liberté boo xam ne doon na war a dugg ci kër gi Aïcha guney ndaw dafa yi jubee. guney ndaw yi dinaa leen uppal seenu mais est-ce que doo ma bàyyi ma exprimer wu ma Saay wax saay ma si. expliquer li ma wala bëgg a wax papa bi dañu taa déglu Aïcha mu expliqué wu voilà Aïcha ñëwal père ñu bi may wax ni la photo parent waxuma que ni dañ leen di pour mu bàyyi ki nga xam ne déglu ma waxuma pour mu bàyyi ki nga xam ne étudiant la pour mu ñëw seet si ko bi ma nee photo parent dama ne am na xale yoo xam ne seen parents yi dañ leen di fiire bugguñu ku leen seet si kër gi waaw alors que toll nañ si mais wax nañ dëgg doon leen di mais fiire. père xale boo ko fiiree Waaw. xale boo ko fiiree Waaw. tere ko ñu seet si ko si jàngi bi si yoonu jàngi bi Waaw. lay profité di def naka su dul noonu affaire am la moo man xam. foofu laa waxee mais mais yow je veux pas mais waxuma ni étudiant bi si bopp étudiant yi pour ñu bàyyi la ñu ñëw seet si xale yi ñuy génnante loolu waxuma ko loolu yamal xayaam kenn du la ci duma ñàkk nga sa kër tëj nga ko def nga li nga xam ne yow sa devoir la mais yaa ngi bàyyi- lor sa doom parce que xale bi dalay leer ni parent moo fermé porte yëpp moo tax mu toog naan sama fan laay gisatee sama copain d'accord léegi kon kooku dégg nga de li mu wax mu ne kii parent moo fermé ang yëpp Porte amul yëpp, fenn fu nu mën a Mita. jaar mais papa foofu war nga mën a d'accord ak man. tamit nga xaw a déglu waaw Aïcha tuuti maa ngi koy rek déglu de waaw tu vois nga xaw ko déglu parce que nee na boo demee ba tollu ci waxuñu élève man je suis pas d'accord avec les élèves yi nga xam ne dañ leen sant pour ñu jàng ñu nekk de faram toog ak amouraché de gauche à Non, droite je suis leer pas na de d'accord père, avec yaa eux. ma déglu mais rek. Aïcha je suis d'accord avec elle Waaw. ci benn côté Mu maanaam ne soo point bi demee nga ba xam tollu ne ci. boo demee ba tollu ci jërëjëf léegi Aïcha waaw ñaata at lay am moom jigéen nu xam ne toll na ci léegi kenn dootu ko sàmm père à l'âge de 25 ans war nañ la mën a bàyyi 25 ans bëri na 25 mais si sama xalaat ki nga xam ne day Ah, jàng kay- concentré aussi Ah, jàngam Mita. ki nga xam ne day jàng waaw Mita yow ki nga xam ne day jàng la war a toll pour nga war ko booyal tëggal ko mboyangaan
bàyyi ko faram di dugg. déet li mu wax rek li mu wax rek papa mi ngi nii waaw. même boo amee 25 ans mais père am na yow benn 25 étudiant ans. père wax am na leen benn étudiant internautes yi bu déglu. commentaire am na benn étudiant bu commentaire nee na mere na la. Bien lan moo bon. tax nga ne étudiants yi duñu takk alors que ñoom dañuy takk. dama ne ñi man waxuma moom su toll takk waxuma ko xoolal. nee ko liiral turam. nee ko papa a dit que Ousmane- tu ne peux pas Ousmane le Diouf. mettre en mal avec la société. Ousmane Diouf moo wax waxuma loolu. étudiant yooyu. Ousmane Diouf di séeréer dëkk diggante Sine ak Saloum sant Diouf bokk ci 11 buur Sine yi. nga xam ne ñoo sant Diouf. Ousmane Diouf ba yaa ngi dégg actuellement. père am na keneen ko message tam nee na ma wax la mbëggeel amul âge. ne ko du ma suivre fii la may suivre mais daf ma dul suivre waaw daf ma dul suivre waaw du ma ko may buzz. père instant yi moom instant yi ñu ngi lay attaqué. waaw parce man maa que dal ci ñoom. fi nga dugg baaxul. mais danga may bàyyi ma riposté. waa riposté mais wul. su fekkee ñu ngi may attaqué ba pare yow nga accaparé ma dox sama digg ak ñoom ma leen mën a tontu. waa riposte dama ne maa ngi woon ci riposté wul. Ousmane Diouf. Ousmane wax Diouf, naa waaw. ak Ousmane Diouf. Je lui ai mis les points sur les i. Issu d'une très grande famille Sine. am na leneen lu waroon nekk réaction am lu bokkut ak lii. nga xam ne daan nañ dem ba am ñaar fukki at ak juróom du ñu xam jigéen du ñu xaraf ñu leen di tëggal ngoomaar def leen aat. ñu nekk ay aat. ñuy léttu di bëre di ub làmb Ousmane je m'excuse très bien mais vous êtes déraciné. et Ousmane dégg nga lool. déraciné en tant que Diouf. woo Mbisaan Diouf ñoo ko bàyyi maa ñaan Diouf bu ko ci laas maa ñaan Diouf bu ko ci laas ma ca mboo ca Diouf jaali gi sira Diouf. ama Diouf ñi laan ku mëndoo fen fa maak ku mëndoo fen sukkambul semu maak ñoxo baay ñoxo koor ñoxo baay Mbàkke. père nee na nga tontu question am nga ni lu waaw tax étudiants yi waxaloon duñu. ne ko tu es déraciné dégg nga Omar waaw mon fils ndeysaan j'ai un fils sérère qui est déraciné. ndeysaan mu ngi noonu nag donc ça se passe comme ça nee naa leen saa su ne rek dañuy fexe jege leen saa su ne rek dañuy fexe di leen ñuy waxtaan mu nekk échange boo xam ne ñun même bu dee ñun ngeen di gis ñun ñooy toog ak yéen di waxtaan ak yéen mais ñu fexe di lire seeni message te it di ko véhiculer ci plateau bi permet mu gën a di leen tontu. donc nii lay demee samedi bu nekk seen émission côté café actualité buzz tendance waxtaan mais ci kaw waxtaan tey dañu indi actualité boo xam ne ça fait des ravages un peu partout dans le monde. mu nekk Covid 19 moo ñu gën ko xam ci coronavirus. alors les méthodes de précaution nag bëri na. il suffit juste papa nga am sa benn gel. sa benn antibactériel loolu la ñuy wax papa. nga koy def sa loxo di ko raxas sa loxo. pharmacie boo dem mën nga ko am. juste pour mën a aar sa bopp. même bu dee sax virus bi du xamoo kañ lay dugg. kenn xamul fan la amal xaalis yaa ki amul yéen a yam ci virus bi parce que dafa nekk loo xam ne doo gis kenn xamul kañ la kenn xamul fan la kenn xamul naka la mais nañu dellu ginnaaw dem tàllal loxo ñi nga xam ne ñoom moom lañ fi papa jàppale ma ci wax bi waaw dellu leen ci li ma leen waxoon fi ngeen di bañ démb waaw te day waaw ndax na ngeen bëgg leen ko démb mooy lan mooy sellal jéggalu sa borom exactement léegi nga gis sax ba si yàgg ay jamono nu ne jàpp nañu weer wi jóg leen daal di fëgg am dënd ñëpp jóg daal di génn ku nekk ci jàkka yi ñii lal mbalaan ñi di wasifa ñii di ñaan ñii di fanaan doon ay noctambule di julli guddi ba bët set ñii di taxaw jàmmaarloo ak seen borom di ko ñaan te loolu weer wi nañu wax ne moom nañ jàpp di ko tinu waaye sunu borom da koy bàyyi lii ay sëriñ a ngi fi yoo xam ne ay nit yàlla yoo xam ne billaahi wallahi wa taala li ñuy wax épidémie doyu leen sunu ubboo ñaan seen borom taxaw jàmmaarloo ak seen borom ñaan seen borom seen per rek xaju ci ndax am na ñu yàlla rus ñoo xam ne ñu ngi ci réew mi naam Mbàkke naam Buso naam Si naam Ñas naam Faal naam Gay naam sant wu mu mën a doon ñu ngi fi tey ñoo xam ne ay doomu soxnaa ngi ci ñu sell ñu ngi ci. papa sax daa mel ni sax internet dañoo mujj def ñaari clan parce que ñii ñu ngi classe Aïcha ñii ñu ngi ànd ak yow. waaw ndaxte dafa am ñoo xam ne kenn mënu leen a détourné. ndax li may wax doon koo xam. waaw am na ko message nee na. lu ko neex na saaga sax su saagaa waxal. mais déglul su saagaa waxal balay wax dama toog fii di répété ay saaga saaga borom Tuubaa su saagaa waxal du dara. père nee na lan moo nee nañ kenn terewul kenn waxul bu benn xale nobante ba yàqu mais parents yi yenn saa yi dañoo war a déglu seen doom yi ci li ñuy sentir. waaw. très intéressant
très intéressant. fii laa bëggoon ñëw ak papa. ki ko wax c'est ma grande sœur man kii bu mu wax lim la laaj nii c'est lu am solo la. mais bàyyi woo ma pour ma tontu. non tontul dama lay préciser kan la tontul. yow laa àndal parents yi doonoo war a bàyyi seen doom di leen déglu di leen tendre nopp. waaye jan doom. jan doom waaw très intéressant papa. réponse jan doom. papa jox ma. Fane Ndiaga Yaram. waaw. j'ai pas confiance en toi. waaw. tu n'as jamais montré le bon exemple. lu nekk rek da nga koy mérité. tu es à la tête d'une famille yow yaay taaw c'est toi l'aîné. tu passes la nuit ailleurs. pépinière bi topp sa ginnaaw. di 2e 3e 4e 5e fille ou fils ñoo la ëpp jom. ci yow nañ ko gisee yow. nee nañu ab tegle su jubee ba jóg benn niveau bi ak benn hauteur bi daanuwul. c'est vrai. doo ko eggale ba jiitoo jub. ba jiitu moo jub. ba jiitu moo jub. loolu waxi Kajoor la ak Bawol. ñu ne tegale su jógee ba benn hauteur bi ak benn niveau bi daanuwul jéngul deful dara ba jiitu moo jub. dëgg la papa. yow nga bëgg nu jox la responsabilité yow. sa yaay di tukki bàyyi la ak dépense su kër gi. yow nga am fitu jël dépense su kër gi dem ànd ak góor lekk ko bàyyi say rek. dëgg la. dem noonu see ko demee ko ci léegi xale jigéen ñi sax papa dañoo dëgër fit dañoo wow bët. yow nga am fitu. c'est ma jël sama caabi kër bàyyi ko sama kër nga jël ko ëlbatiku rocc ci benn. jox saw far mu dem tëggalu ko ci clé minute yi. ñëw indi ko nga jox ko su ma tëddee mu dugg ci biir kër gi fanaan fi ba fajar mu jóg daw. am na. c'est vrai. ñoom sax xam na ne am na. yow tu ne mérites rien de tu ne mérites pas être responsabilisé. waaye ki nga xam ne dafa ne tekk jàpp ak njàmburam ma xool ba muy gune ba muy perantal ba muy njegemaar ba muy ab jànq ba fi mu demee nag ba toll doon jànq bu mat sëkk. gisuma fenn fu ma ko mën a jamee wala amul benn jam-jam wala boog wanuma lenn loo xam ne su ma ko jamee mu bënn yow de soo waxee ma déglu la. dëgg la papa. te bala ngay egg foofu sax dinaa la dugal foo xam ne doo chômer. waaw doo chômer waaw. très intéressant doo chômer dinaa la yóbbu foo xam ne wala ma teg la ci ay loxo yoo xam ne wala ma dugal la foo xam ne doo chômer yow maa lay tànnal jëkkër. mais nga dama dem ba jëkkër ñëw ma ne mais papa yaa koy tànnal jëkkër boobu noonu. waaw est-ce que loolu dina arranger ki nga xam ne. genre responsable la ki nga xam ne bu waxee rek moom ngay bu waxee nga dégg ko kooku est-ce que tànnal ko jëkkër boobu arrangement am la. déglu leen bu baax li ma laaj. parce que papa boo waxee xaaral parce que kii da ne parents yi parfois dañu war a déglu les ressentis de leurs enfants. merci beaucoup maanaam ñu xam seeni doom li ñuy yëg. man tam ma tontu ko ne ko quelle sorte d'enfant. waaw. léegi yow nga ne xale ku jigéen ki nga xam ne moom moo responsable. waaw moom moo tegu ci yoon bu jub. waaw moo topp say waaw. moo ma ko wan bi mu nekkee xale ba tey moo la ko wan. waaw kooku da nga koy tànnal jëkkër may ko ko. dama ne ñeme naa koo tànnal jëkkër. waaw foofu laa d'accord ak yow. su ko neexee bu mu d'accord ak man mais samay wax su lislaam ñëwee sax mënu koo teggi. donc soo bëggee may la fàtte naa ko nga continuer dem. waaye kon internet yi mere la de. def naan la ne pourquoi ngay interrompre pas bi. instant yi sax jugi wax ci yow. dinañ la ne pourquoi ngay interrompre pas bi su la neexee nag ma noppi. père bul noppi boo noppee du baax demal. fi ma jëm moom mooy. xam nga ne ku dem ba egg ak sa doom bala moo def tàggu la. bala moo dem tàggu la. bala muy wax diisoo ak yow. lépp lu muy dugg ñëw wax la. soo ko ne nangam kat laa bëggoon nga kii ko wala nga dem ci nangam. diw laa la bëggaloon am na ay doom yoo xam ne soo demee ba egg ak ñoom foofu soo la ne diw laa bëggal liñ lay tontu man mën naa leen koo wax te eggaguñ fa. mais père loolu amatul léegi. bàyyi ma eggale ak ñoom su paree nga ne amatul. liñ lay tontu mën naa koo eggale ma waxal leen ko. moom mooy bàyyi loo wax rek moom laa wax. loo wax rek ma ne loo ànd moom laa ànd bàyyi man yaay sama yilif yaay sama kilifa. yaa ma yilif. barke borom Tuubaa su doon démb ak bërki démb. merci bi nga xamee ne. xamuñu luy coronavirus xamuñu luy feebar xamuñu lan mooy ñaari jigéen yuy lëkkaloo. wala ñaari góor xamuñu lan mooy ñaari góor yu lëkkaloo. jamono jooju gunay soo ma saa wax ak ñoom lii ma la wax. très bien papa loo wax rek bàyyi man moom la. très bien papa foo ma dugal rek ma dem fa foo ma dëj ma dëj fa. Lat Joor Ngoone Latiir ndeyam ba mu demee ba toll ca doon ko may ma koddu yànne mbëru koddu faa moom na nga ko may. kooku mbiri ma maawa Ngoone Fall moo ko jur wax naa leen ko
mu am ca Birima Ngóone Latir yàlla def diggante ba demul ñu yëkkati ko daal di koy may Saaxawar Soxna Mbay Jóob ban ko mayee Saaxawar Soxna Mbay mi nga xam ne mëdul soxna ñaan moom moo ko jur ñëpp jóg taxaw tàcc yuuxu ndax booba góor ga am na 85 ans te boobu moom mi ngi doon jeeg bu ndaw rek amagul sax fanweeri at ak juróom ku ne jóg taxaw naan ko yow sa bàyyi dem ba fekk màggat gi mu yëkkati la ko may mu taxaw giñ daal di ne waat naa ci sama giñoog bàyyi man Damel Teeñ may sa tend joor mi nga xam ne moom moo ma jur mu ne am mu ne ko sama bàyyi su ma jëloon yóbbu ma ci këru lawbe dinaa fa jur maalaw dinaa fa jur maalaw loolu la Ngoone Latir tontu keroog askan wi ñi ko doon critiquer naan ko lu tax sa baay dem ak fii nga toll di doomu buur di ab lingéer toll fi mu lay may góor gu màggat gii ndax boobu Saaxawar boobu amoon na 85 ans ba nu ne dootul am doom ca la amee Lat Joor moo tax moom moo ci jur le Damel du Kayor le Teeñ du Bawal qui a mené contre les Français une résistance habile, prolongée et tenace. Il n'a jamais accepté la défaite et combattu jusqu'à son dernier souffle. Ses neveux Amari Ngoné et Samba Laobé fut assassiné de reprendre le pouvoir. Il fut tué au cours d'un combat au puits de Derklé le 27 octobre 1886. Au puits de Derklé, sa mort termine l'ère des Damel parce que le Kayor fut divisé en provinces administrées par des chefs nommés par le gouverneur. papa papa li ngay wax mais père dafa nekk loo xam ne lu ñun kenn mënuñu ko tegg papa kenn mënu ko dindi li ngay wax nii mais papa xam nga dañ ne saa su ne rek booy dox àdduna di dox jamono di dox da ngay ànd ak moom li nga wax nii man je suis parfaitement d'accord avec toi te su ma sañoon ba tey mooy am xam nga lu tax xam nga lu tax déglu ma papa bu amatul waaw déglu ma papa déglu ma dama ne bu ma sañoon ba tey mooy am xam nga lu tax parce que loolu mooy dëgg waaw mais amatul c'est vrai mais papa sànq da nga ne maa ngi dama lay topp ba nga sës man ci fi nga ñëwoon laay loolu laa bëgg Mita kii commentaire bi nee na jigéen boo ko mayee ku mu bëggul ci instant bii du fa toog donc li nga ne ànd nga ak père instant yi nii loolu mënatul am instant bii nii Mita parce que dégluwoo ma Aïcha dag ma dagg déglu naa la dégluwoo ko de dégluwoo ma dag ma dagg waa demal non jigéen soo ko mayee ku mu bëggul du fa toog donc père je disais que man li ngay wax nii je suis d'accord je suis parfaitement d'accord avec toi parce que loolu moo amoon autant te lu ndox ma ne d'accord naa ak yow parce que ñooñu noonu jigéen ñooñu nangu woon loolu autant ñi nga xam ne seen tànk dafa gàttoon. d'accord na amatul. d'accord mais ñoom papa ñoo daan jur waliw. yow tamit doom ju mel ne Lat Joor. très bien Kajoor ak Bawol. mais léegi jamono yooyu loolu moom moo doon alal nga jur Damel wala nga jur Teeñ. wala nga jur Xutbu wala Samaan. wala Afisul Alxuraan wala waliwu Kamal. loolu moo doon buzz ca yooyu jamono. mais léegi papa bu ñu ñëwee tey amatul ak situation bi suñu waxtaan bi duggee maanaam affaire étudiant boobu ñu nekk actualité tey nga ne genre da ngay jël sa doom ki nga xam ne moo la déggal moo lii nga jël ko may ko diw dama ne sañ naa koo tànnal sañ nga ko tànnal voilà léegi man papa foofu laa la wax ne man duma fa ànd ak yow ok waaw su la neexee mais man moom dina ca ànd ak man dama ne doom ju mel noonu soo demee ba jur ko nga xam ne foo xool fa la xool man biir na ma ne su ma ko nee yow de papa day nangu sëy ki nga ko jox day nangu de mais est-ce que papa kooku li muy sëy moom xolam ànd na ca je ne sais pas ndax gis naa sëñ Touba Cheikh Abdoul Ahad suñu demee xel comme ba ñëw wala ña nga xam ne ñoom ñoo nekk ca daara yi maam Jaara Buso ca Poroxaan ya ak ñi nga xam ne ay dongoy daara noonu yu nu wóolu yoo xam ne ak murit mi ngi ci ñoom ak taalibe ngi ci ñoom dëgg daal nga toog ba si yàgg daa nga dégg naan seeti sëñ Abdoul Ahad yi seeti xol kom yi daa nga dégg naan seex yi seen seex say yi daa nga dégg naan seeti sëñ Modou Aminta Fall yi dooni jël di maye dinañ maye lu ma téeméer ci benn jant lu ma téeméer dinañ ko maye ci benn jant sampal la lal defal la lépp téeméer yooyu soo waxee sëñ Abdoul Ahad ne ko ñi doonay gune matinoo maye ñi xamul kenn ku nu bëgg te Abdoul Ahad ne waaw xaw ma ku nu bëgg man ki ma bëgg laa xam dama leen di bëggal bala noo bëgg ñu ne ko tax mu ne suñ demee ba toll ci bëgg mën na noo bëgg ku ma bëggul sëñ Touba Cheikh Abdoul Ahad déggoo ma de dafa xóot dégg naa la bu baax papa su fekkee sa background attanu ko rek nga wax dégg naa la bu baax su ñu demee ba toll ci bëgg bay bëgg su ma leen yolomalee mën na noo bëgg ku ma bëggut man Abdoul Ahad waaw mën na noo bëgg koo xam ne ni nga jikko joo xam ne sëñ Touba Cheikh Abdoul Ahad bëgg ko effectivement maam Seydi Ajmali bëgg ko moo tax mu ne da leen ni maye ñi mu bëgg ndax moom moo leen di bëgg
nee na moom moo leen di bëggal bala noo bëgg. effectivement da leen di bëggal bala noo bëgg. mi ngi fi woon de démb ak bërki démb. mi ngi fi woon de am barke lool. ba may dugg kër fukki at ak ñeent fukki at ak juróom laa yor sama baay moo ma ca yóbbuwoon. dëj ma fa sama nijaay moo ma fa dëjoon sama maam moo ma fay dëjoon nga gis muy benn mère boo xam ne ñu ngi ko dugal ci benn 4x4 mu toog ci ginnaaw. ñaari sët yu wër ko. mu kaalawu ñu ko yóbbu muy pikiru pour dem Màkka. mère boobu. waaw mère bi ñu yóbbuwoon ca kër googa. waaw soo xoolee ci fin ba mooy doon mère yooyu ñuy dugal ci 4x4 yi daal koy climatiser mu naan wàññil ma yow. samay tànk damaa am sedd. dégg nga ñu koy neexal ak di ko si booru yóbbu ko muy pikiiru di waaj yoonu Màkka ak yooyu waa doom ja waaw ñaari sët yi làng ak moom nekk ci 4x4 bi waaw léeg-léeg mu ne yow wàññil ma benn sët bi daw wàññil ko daal di uufuwaat ci kawam mooy meer ba nu fodomoon mu wéy ci ndigal rek ñu yóbbu ko foofa moo tax loo xaar mu fekk la loo xaarul du la fa fekk waaw waaye loo xaar foo toogul mu fekk la fa waaw ku muñ di nga muñ allah kulli aali waaw dëgg neexul dëgg bu wér sama papa li ma neex ci moom nag mooy daf maa dégg barke borom Aïcha billahi gis naa loolu mais waaw mais bàyyi ko non munul ñëw munul ànd ak man fii mu ne du ànd ak man ndax moom li mu nekk dafa neex étudiants yi kaan nañ ko ndax mi ngi liir rek te ci waaw loolu muy liir am na ci ñoo xam ne fi mu ne lu yomb li nañ koy wax am ci ñu ko nobit wax dëgg yàlla waaw mën ta ñàkk da ci am ñu koy nopp ñoo xam ne doon bëgg tamit kii ak moom non pas bien c'est qu'il parle non le vieux là waaw il a l'esprit arriéré actuellement nee na yow yaay le plus grand défenseur des valeurs ancestrales oui il y a plus de 56 personnes ça on me l'a nommé depuis oui je suis le protecteur des valeurs ancestrales dëgg neexul je ne dis que la réalité jumo waaw alors voilà nii lay demee saa su ne rek man nee naa leen bëgguma sax émission bi jeex mais papa daanaka mais waru jeex 2 heures de temps nañu war a dem papa li ñu sewoon ci wax non fi may tàngee foofu lay kiwee non fi ma demee ba bëgguma mañ mu jeex ndax xam nga loo gën a wax rek inspiration bi de du ma yor big walaay xam nga ne yoruma big yorul feuille bi lay barke borom Tuubaa Mbàkke c'est vrai su ma bindee rek juum père Fall problème bi xam nga mooy lan. problème mu lan da ngay leerale ban problème mu lan. problème bi li ñuy wax nii. déet li ñuy wax amul tur wax ko ñu dégg ko. internet yaa ngi ñuy déglu. see nga ma bàyyi ma daaneel feer dama bëgg. nga comprendre ni démb. ak tey du benn. waaw ba tax. ànd naa bu baax ci li ngay wax démb moo amoon. waaw man d'accord naa man nangu naa ne démb ak tey. du benn yemut. léegi tey jii même bu fekkee sa doom jox na la respect bi. yow war nga mën a comme jox na la respect yow it jox ko respect ba moom ki mu tànn bëgg ko nga fekk ko si mais pas nga tànnal ko ki nga xam ne moom lay sëyal parce que tey jii amaana bu sëyee ak kook parce que dégg naa ñu naan koo xam ne dafay sëy ci tàng xol sa doom daana la doo jur doom bu calme xadar la nar a àndal moo tax tey jii même su fekkee sa doom daf la déggal yow bu ko tànnal ki nga xam ne moom lay sëyal bàyyi ko mu tànn ki mu bëgg moom mu sëy ak moom wax nga dëgg très bien xam naa xëy na seen ki ne nee na papa dangaa nekk di nappe man père mënu maa napp sax man ki ne père mënu maa napp man parce que man dama koy wax ni ma la wax man lay napp non man c'est ma nature man ngay napp père nii laa mel barke borom Touba waxtaan bee tàgg rek nii laay waxee barke borom Touba nii laay waxee ñett góor gu mag wax na ma ko ne ma ñett rek laa lay xoolee ma ne ko mu ne ma sëñ Touba Cheikh Abdoul Ahad ma ne mu ne ma ak sëñ Mansour ma ne ko ci lan mu ne ma suy waxtaan dañuy mel ne doon xuloo ma ne ko mu ne ma waaw sëñ Mansour dafa yanjoon ba nga xam ne su ne bëgg ne su waxee yow sax mën ngaa daw dëgg la te fekk rek dafa rek dëgg sëñ Abdoulaye moo ko waxal boppam moo ne ci man nag day lii xaw ma fu ma koy waxee ne ko mu ne su ma waxee ca kaw man Abdoulaye mu ne ma ngay xuloo su ma noppee ñu ne daa mer ma daw fattu ci néeg téye sama bopp ñu ne daa siis kooku fan lay muccee. kenn xamul fay muccee. kenn xamul fay muccee xuloo ma interrompre na ma ba li ma ko doon bëgg a tontu. non interrompre ma kii moo la interrompre. mi taa man interrompre li ma la wax mooy li ma la wax leer na père dama ne la démb ak tey du benn te d'accord nga ci ak man. nee naa la nangu naa. voilà nee naa la tey démb ak tey. du benn nangu naa nee naa la. lii may wax sëriñ si noo ma ne waxal naam xam na ne duñu ko jëfee
naam xam na ne mënoo leen a détourné mënoo ci ñoom dara. ndax ay yonent jaar na fi nag yoo xam ne doonoo dem a dem ba mujj doonoo ëlbati ko wane seen ginnaaw man nitu ordinaire kii di taalibe sëñ Modou Habib man lan laa mën ci réew mi. mais père da nga ma dégloogul ba léegi de mënuma détourné kenn. dama bëgg nga déglu du ma ngeen père ko def mais ñoom ñoo mën a waxal toogal. père est-ce que doo ma déglu. waaw du ngeen ko def xam nga yow nee nga tey jii sa doom bi nga xam ne moom moo la respecté. déggal am nga sañ-sañu jël nem ko de ko dema diw kër dëj diw ko taa joxe ko dëj jox ko ko dëj ko waaw père ma ni tey jii sa doom boobu jox la respect waaw. est-ce que yow tamit doo ko jox respect ba moom ki nga xam ne moom la bëgg nga bàyyi ko mu sëy kooku pas yow nga tànn ko ki nga xam ne moom la bëgg man loolu laa wax ma ne ah kay Effectivement. waaw Mita yaa ngi kii je te prends comme témoin yàkkante note di la nag ndax da ngay àtte léegi man loolu laa nag jël pour nga àtte waaw benn d'accord baat rek laa bëgg nga àtteel su amee nga wax internet yi déglu leen ko bu baax di ngeen di xam ndax naa féq la wala du naa féq kat naa fekk ba Mita li may laaj moom mooy ndax gisoo ba koo xam ne dafa bëgg koo xam ne moo ca dugal boppam baayam tere na ko wala ndeyam tere na ko wala bëggaloon nañ ko koo xam ne bëgg ko mu dugg ca kooka dem ba ca biir lépp feeñ ca loo xam ne am na sax yoo xam ne kaso da cay génn ndax day fekk mu doon trafiquant de drogue. père man Papa, père loolu- ndax mënoo loolu jël am na wala père amul mënul jël li ma Mita wax laa laaj. bëgg si dugal soo loolu tontu rek nga ne dangay la daan question wala c'est yéen a pour ngi moi. ruubee Non, dóor waaw. non, la question Ruubee c'est wu ñu pour de. moi. ndax musuloo gis loolu papa loolu bëri na fi waaw. du fi jeex du fi Wallaay. xaaj papa chaque jour ñu gis ko ba tànnal sa bopp dem ba ca biir. dem ñu ba ci biir xam ne li découvrir nga def nii ah ñu découvrir ne kii c'est un haut trafiquant de drogue. papa loolu bëri na fi Mita surtout ak génération bi actuellement loolu Mita. ñuy dem di ko gën a gis xaaral rek wala ay ñu caaf dem ma ba ci dagg. biir ñu gis ko mu rey nit. bëri na fi bëri na fi wala ñu dem ba ci biir mu doon koo xam ne jógkatu guddi la c'est un voleur. un grand voleur un cambrioleur. koo xam ne day jóg di def vol de nuit te les cambrioleurs c'est des criminels. pourquoi c'est des criminels parce que soo jóg guddi moo tax les voleurs am na heure boo xam ne suñ la ko jàppee du bokk ak heure boo xam ne suñ la ko jàppee guddi. heure de crime effectivement bañ na ko ba ne heure de crime. Heure de crime. peine ba du bokk ak nga sàcc bëccëg wala nga sàcc loo lekk wala nga sàcc looy dundee. effectivement xam nga lan lan ciy wax xam nga lan moo tax peine ba di sévère Mhm. ndax doonoon ne su néewut noo mën a def ba échappé di Di nga ko ko def def. te kenn du la xam dëgg la mais su boobaa mën ngaa dem ba dóor bal waaw parce que da ngay toll foo xam ne non 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 amul dangay toll foo xam ne guddi la doo bëgg ñu découvrir la c'est ça soo Tu ne te bëxal contrôles ñëpp plus. obstacle bi nekk sa kanam da nga koy éliminer da nga pour koy dem éliminer parce que tu te contrôles plus tu te contrôles mais soo contrôlé wul woon doo dóor bal ndax Non, da ngaa non. contrôlé moo tax nga xam ne Ah, papa, kooku kii tu suñ la contrôles gisee pas. déedéet dafa ndànk Papa. père li ma wax ak li ngay wax déglu ma dafa la am da ngaa benn grande contrôler différence de boo xam ne da ngaa contrôler de sorte que biir na la ne kii nga xam ne gis na la su subaa daf lay dénoncer nga ne naa ko éliminer pour du am trace ah kay yaa ngi contrôler bu baax. papa xam nga tax ma ne il ne contrôle pas xam nga tax ma ne il ne contrôle pas parce que kooku amaana bu sàccoon rek daw mu bañ ko tirer pistolet wala mu jël ko benn affaire dóor ko mu tëdd dem mën naa ne kii il contrôle parce que rayu ko mais nga ray nit papa. Non. fen yi sa fekk dañ lay jàpp bu ñu la jàppee à vie lañ non lay sa tëj au xam-xam Sénégal moo eggul fi ma lay wax. non non papa dama ne yéen ñi nga xam ne yàgg ngeen fekkee wala yàgg ngeen gis wala yàgg ngeen dégg dama ne li tax am heure yoo xam ne soo ko sàccee wala nga jóg suñ la jàppee am na heure yoo xam ne du bokk ak moom suñ la jàppee. papa heure de crime dafa am pourquoi parce que am na ay heure yoo xam ne Heure de crime jant dafa am. boo soo jógee suñ la nee wuub ci guddi gi même soo dawee daal di tase nit mu xàmmee la ci guddi gi am nga problème waaw mu afu waa loolu tax ñuy rey waaw am nga problème moo tax ñuy rey moo tax ñuy rey ndax doon naan daf may dénoncer kon naa ko rey pour su ëllëgee kenn du ma Pour xàmmee du ndax am suñ ko suspect. bàyyee dina ne diw la waaw diw moo fi jaar bi moo daw te kon nag kon il préfère éliminer la nga dee moom mu continuer chemin du am benn trace loolu la yaakaar mooy li gën or c'est pas ça du ma maye sama doom koo xam ne moom moo ko tànn indil ma ko
te càmbaruma ko xamuma ko xaw ma fu mu dëkk. c'est xaw ma vrai ci père ban leeral askan nga la wax bokk. bi père leeral nga wax bi. très bien. yow de yow instant bëgg ni leer nga ko déglu mais ma man bëgguma ko. père bi may wax côté boobu Man waxuma bëgguma que ni ko. da nga dem jël benn nit boo xam ne baaxul nga ànd bëgg ko. yow père xamee nga déglu ku baax père déglu ma wax la. ndax tey xamee jii nga ku baax père Mita soo paree nga wax ku baax. nu muy waaw def ma paree nga wax ko waaw ma ñëwaat. paree ñëw si nga yow wax Mita tey jii yow bi bu fekkee jox nga sa parent jox na la respect. tey mu ne la indil ki nga bëgg. waaw père le respect est réciproque. non non sama kii ñii ñoom kii sax sama doom yi na ma leen téye ban respect. mais Mita déglu ma mais père déglu ma ma ñëw. non je parle pas de ça damay wax si entre. mu di ma màtt ci ginnaaw ma di ko boot mu dégg mu di ma seben di saw du ma nelaw su guddee mu yàq lal bi sama yére yëpp yàqu mu yàq lal bi ma dëgg la jóg génnee dara boobu dem xaj dem kii dëgg la kii fan la mën a toll foo xam ne dinaa am complexe am. père déglu ma père déglu ma fi may waxee. doo ma déglu fi may waxee la bëgg wax xam naa kersa. non non Mita déglu ma expliquer la yow di nga ma comprendre tey jii boo amee ki nga xam ne moom nga bëgg nga dem wax ko sa papa boo ko àndee c'est pas forcé sa papa may la kooku sa papa dina xool ndax kii baax na wala baaxul mu koy xamee boo ñëwee mais père parents yi peut-être yàlla may na leen loolu may na leen loo xam ne bu sa doom di fréquenter nit xam nga ndax kii ku baax la wala ku bon la bis ba bu pare nekk mu parents yi daanu. duñu ñëw tëb parents yi duñu ñëw tëb rek may seen doom dañuy laajte ñu daanu. Mita yow ànd nga ak man ci loolu wala àndoo ak man ci loolu li ma wax nii xamul tax yéen da ngeen di dekk def débat boo xam ne non mais sama attends papa père dafa nekk toujours moom di représenter la génération bis bu nekk ancienne. jël bu rëy am ca. tu vois nga indi koo xam ne Papa. góor gi day yaakaar ne baax na l'apparence est trompeuse. Papa. ñu xëy benn bis ak yeew ko indi ko wala nu bind ko à la une ci journaux yi gis nga ko ba tey yéen jàng ngeen vous les internautes vous êtes des intellectuels. père ki nga xam ne yaa ko tànn mën na bon aussi parce que Papa. li nga wax l'apparence est trompeuse papa dama c'est jox benn ça fait affaire divers dañuy yow kon tànte léegi rek loo bëgg léegi nu bàyyi koo bëgg rek nga kii. dama ne léegi parents yi bu ñu léegi def xoolee leen loolu pa- ñoom loolu la ñu bëgg. Xoolal léegi leen. ndaxte mënatumaa wax waxuma loolu dootuma leen permettre discussion bi ñoom. ndax ay jot ah kay wax naa mënatumaa toog. père bañul loolu léegi ku leen indil jox kii bu leen càmbar bu leen seet bu leen def dara topp leen comme am na ñu koy wax naan njaboot gi njabootu kanaara la ñoom ñooy jiitu nga topp waaw ñoom kuñ ci mën a jiital nan la jiital nga yóbbu ñi bëgg a ànd ak man nanu ñëw ànd ak man. père waaw affaire yi du papa ànd papa Ñi bëgg. léegi dama lay jox benn waaw. loo xam ne dafa am benn waaw. anecdote bu am waaw ñi bëgg il y a a ànd pas ak man longtemps peut-être 1 an wala 2 ans ci lay toll sama benn xarit waaw moom comme esprit bi nga am ni moom la papam ak ay waajuram am bëgg rek lu baax maanaam xale bu jigéen bi waaw. téy na waaw. toog na tànkam gàtt na làmmiñam gàtt na duggul ci yoonam nekkul mu toog ba toll foo xam ne kat ñu xam ne kii war na am jëkkër parents yi ñëw waxtaan ak moom nekk dañ lay may diw ñu ne mu ne diw mooy kan papa ñu ne ko diw mooy kii fii la dëkk ak nii la dëkk xale bu jigéen bi ne papa man bëgguma kook ngeen may papa ji ne ko di nga sëy ak moom wala ma dog ak yow yaa ngi dégg papa wax ji parce que kii nit ku baax la pour yow xale bu jigéen bi sëy ak moom mu metti ko torop nag mu jooyo ñu nax def lu ne mu sëy ak moom jëkkër ji mu sëy ñu muur ko mu dem yóbbu ko Jurbel mu sëyi nee na day toog ay jours du lekk dañ koy tëj ci néeg merci Mita yaa ngi ñu xaaral rek parce que non man merci fi dama nga bëgg jëm papa comprendre non fi nga jëm tuuti. merci parce beaucoup que ñun dañuy juum ci choix yi ñuy def Merci mais parfois suñuy parents ñoom dañuy juum ci choix yi ñuy bëggal suñu doom C'est même ça. bu dee ci kaw loolu sax dañu bëggal jàmm yaa ngi comprendre papa léegi fan la mujj dafa mujj tas waaw dafa mujj tas waaw léegi pop foofu noonu booy jox erreur kan ngay jox erreur papa kan ngay jox faute ci ñaar ñooñu kan rek ngay jox erreur papa ji wala doom ji kan ngay jox erreur foofu su fekkente ne baay ba dafa jóg bëgg rek lu baax ndax defe naa kenn du jël sa doom di ko maye di ko Très yéene bien. ab sabab lu baax rek la bëggoon defe naa rek lu baax la bëggoon waaw lu baax rek la bëggoon te xamul ki nga xam ne fa la jëmee ku baax waaw xamul kii nga xam ne fi lay dugal doomam nu mu mel ak lu mu jikkoo ak lu mu bubboo loola sax duma ko dinaa ko yërëm su génnee tamit duma ko yedd duma ko xas ndax tax duma ko yedd duma xas yéene la amoon sunu borom weddi très bien papa yéene la amoon très bien papa duma xas waaye pour beneen yoon muy tey xëy na rek am na daal lu ko nax waaye man bir na ma ne soo juree sa doom su sañoon su fi gënut kenn du ko gën dëgg la mais papa père dëgg la papa père li ma wax rek si loolu nga ñëwaat moo tax ma ni la
parents yi mën nañ def erreur ci côté boobu noonu. parce que mën nga dem may sa doom ki nga xam ne moom nga yaakaar ne kookoo baax fekk kooku baaxul. des fois tamit sa doom mën na ñëw dugg foo xam ne nga bañ ko te fekk kooku moo baax. mën na andi koo xam ne baaxul. léegi parents yi am na ñoo xam yow nee nga l'apparence est trompeuse foofu laa doon ñëw Mita li mu wax foofu laa doon ñëw ak yow nee nga l'apparence est trompeuse côté bi moo tax ma ne la des fois parents mën na andi koo xam ne baaxul ci yow. moo tax l'apparence est trompeuse. di nga mais continuer il y a 3 versions. surtout papa mën na indi koo xam ne baaxul ci yow. yow it mën nga andi koo xam ne baaxul ci yow. mën na indi it koo xam ne. mën na andi koo xam ne baax na ci yow. mën na indi it koo xam ne doom bi tamit mën na la andil koo xam ne baax na ci yow. très bien moo tax nga foofu laa bëggoon nga d'accord ci ak man père. papa léegi papa dañoo toll foo xam ne waxtu bi lañ desee di bëreetul waa régie ba tey ñu ngi may message mais papa dañoo toll foo xam ne dëkk bi jaxasoo boo xam ne papa ñii wane seen jikko dëggantaan bëreetul papa ñii def te yàlla rek tax papa bëreetul papa ñi nga xam ne dañuy ñëw ànd ak yow sans attendre rien en retour bëreetul papa léegi foofu laa waxee moo tax sànq ma jox la fait divers bi ma jox la jàppale ma waaye papa kii maanaam pour nga jox moo tax sànq ma jox la exemple pour nga comprendre nga ni parfois suñu génération moo too forcé nit sëy xam nga lu tax mën naa ñëw papa ma xam ne kat dama père Mami Ngoné mooy papa Aïcha man bëgg naa Aïcha maag Aïcha bëgg naa ko takk damay ñëw ci yow papa wan la lu baax di la defal lu baax di julli di woor nekkete yow papa kooku moo gën a yées kuy yées boo ko joxee sa doom mu defal ko mu def ak moom naka noonu papa loolu am na am pagaay yi moo tax mayeen ak suñu génération dafay metti pour nga jël nit rek maye ko c'est très difficile papa même bu dee d'accord mais léegi kon nit bala nga koy maye kon léegi nan la ñuy maye nit kon léegi seetlu papa parents yi noonu la ñuy def sa doom nga en plus mu yar suñuy doom léegi su fekkente ne su ma xëyee fajar dem naa liggéeyi bala may ñëw muy non pas seetlu ci côté boobu salon ba non xam nga supposons nga am sa doom boo xam ne kat papa fi nga ko yam loo la yam comme ça exemple bi nga jox waaw kooku moom lu ma neex laay def ci moom xam nga kooku bu ñëwee dox présenté la papa kat kii laa bëggante kooku même bu dee yow wóoluwoo ko sax mais sa xel dina xaw a dal parce que kat ku jigéen kii dina la yow mi baayam loo xam ne kii bu la indilee góor di nga xam ne kii ko dugg na ci nit ku baax est-ce que ku góor ko moom dina ko moom ay baayam ak ay kër ndax xaw ma ko góor moo tax man la dañuy père léegi booy maye sa doom da ngay laajte ay procédure la après père booy maye sa doom te li ci am na famille yoo xam ne boo parce que xaw ma ndax ñëpp moom la ñuy def am na famille yoo xam ne tey jii sa doom bu ñëwee ne kii laa bëgg di nga ko ne fan nga dëkk mu wax la fii laa dëkk kuy sa yaay nga wax di mu jël téléphone am woote xam nga diw kër diw ñoom nu ñu mel yaayam nu muy sëyee loolu lañ lay njëkk a wax yaayam nu muy sëyee wala lii ak lii ak lii laajte après nga doog a dugal sa doom ci loolu moo tax ma léegi nag parents yu bëri laajteetuñu léegi su fekkente ne ki ñëw xamoo ko te nga bëgg ko lool waaye xamoo ay mbokkam amul menn mbokk mun ko fi mën a laaj père ku ñëw war nga nit bu ñëw ne dafa bëgg sa doom lu mu bon am na benn mbokk boo xam ne am na fu mu dëkk fa mu dëkk war nga fa mën a laajte gisoo koo xam ne takk na jabar te bokkuñu sax ab gox bu nu dëkk dafa jógee Casamance ñëwoon fii doon fi liggéey daal di takk moom laa lay wax ni père am na fi am na négal ma pare wala dafa jóge Diourbel xamoo ay mbokkam wala dafa jóge Sine wala Saalum ñëw fi am na fi gis naa ko ba am na fi papa koo xam ne doon naan non mu ngi dëkk kii waa Kédougou la mais daf fay ñëwoon après nag doon fay amoon chantier da doon liggéey ci chantier ba yooyu chantier bi jeex après ci la takkee jabar kooku noo koy laajte père xam nga le monde est petit waaw père xam nga le monde est petit le monde est petit tey jii bi nga ma nee Touba nga dëkk man ñàkkul am na ku ma xam Touba boo ma nee fii nga dëkk ci Touba dinaa woote père May Ngoné de fii la dëkk ci Touba laajte leen ma na mu mel foofu waaw du ñàkk père bon léegi su fekkente ne danga ma laajte foofu waaw nga laajte ma baax lool waaye bi may laajte nga laajte daal di taseeg sama noonu doo laaj benn nit père laajte du benn nit laajte baaxul de waaw ma papa mais laajte du benn nit teg fii suñu père baaraam li dañ koy yeggali ma Aïcha moom noppi waa ñu ngi may dóor dañuy teg fii suñu baaraam tuuti nag parce que papa moom waxtu bi tey xanaa kontaan nga waaw dépassé nañ 1 heure de temps boobu tey ñu ngi may wax ba gars yi atte nañ de internet yi atte nañ de atte nañ bu baax sax instant internet wuñu de daam ñu far fii am ñu far fee pour muy clair waaw ñu gën a bëgg lu yomb ñoo far ci moom mais ñi nga xam ne ñu bëgg dëgg ñoo far ci man ak yow ndaxte te étudiant boobu sant Diouf la sant waaw moom moo duggoon sànq moom étudiant mooy ki ngoon waxal sànq fàtte naa tur bi fàtte naa tur bi papa commentaire yi daa xaw a bëri nag tey su demee tey ci entourage am ñi nga xam ne ñoom la bokk di suivre am na ñoo xam ne tey fi mu nekk na ko ne Livia a raison et parfaitement
parfaitement papa. ndax fi mu bokk la askan wi. dafa dem ba déraciné xamatul fan la bokk. te mi ngi bokk ci famille boo xam ne famille royale la bokk ci réew mi. boo xam ne démb ak barki démb am na yooyu daawuñu fa dugg. daawuñu fa dëgg seenu tànk. moom mu tëb rek nga xam ne kii il est déraciné ci ko sant Diouf. dëkk ci réew mi. bokk siin. boo daanee rek papa nga tàgguwaale ak ses téléspectateurs. waaw di leen dig daje incha allahu taala jeex na wax naa leen ko su fekkente ne fii la Sénégal mën ngeen fee fore loo xam ne di ngeen jóg dëgg seenu tànk di dox ba keroog ngeen gën am na nee naa leen su ngeen juumee mbaa nax leen da ngeen a xaru. dëgg la ndax ay kàddu yu rëy yu riche moom moo fi di émission boo xam ne nag mi ngi noonu nu koy côté café jeex na gaaw bu sunu borom sàkk. waxtu bi ñu ngi ak yéen ci plateau bi. waaye papa balaa ngay tëj rek tëj nga ba pare sax waaye papa su ma waxee bul tontu dégg internet ñoom ñëpp ñu ngi tàcc parce que nee nañ père a gagné kon Aïcha nee nañ yaa gagné Aïcha. Aïcha tàggoo ak say téléspectateurs. damay balaa maa tàggoo dama leen di tontu rek wax leen père même su fekkee moo gagné man duma ànduma ak moom. waaw voilà c'est ça lii laa wax. di leen wax nii lay demee saa su ne fii ci Sénégal 7 TV bu fekkee tamit wax nañ loo xam ne c'est un peu dépassé ñu ngi leen di jégalu bu baax xam ne nit matul. ni ngay wax doo si sax amaana waxtaan bi bu yeggee fenn. mën nga wax loo xam ne waroo ci bàyyi xel effectivement c'est ça. donc voilà c'était un plaisir de vous présenter votre émission Côté Café actualité buzz tendance waxtaan saa su ne rek dañuy waxtaan te saa su ne bu ñu toog ak permis dañuy bëgg waxtaan ak moom parce que heure boo ko wokkee ci benn affaire moom mën na la jox cause conséquence mi da la jox solution mu nekk ci domaine yëpp mais da lay fàttali que yow yaay kan te dañoo toll foo xam ne jamono ji dafa rëppatoo boo xam ne foog ñuy jege ku mel ni permis ma ngóone pour mënu lay teg ci yoon heure boo ci wàccee je vous donne rendez-vous samedi prochain beneen thème beneen actualité mi ngeen waxtaan d'ici là portez-vous bien et di ñaan jàmm sax fi lu waax lu wér père am na ku d'accord man nee na démb ak tey ma wax la démb ak tey du benn. waaw du benn.